Cheikh Diop maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa jàmm nga am. sant wër mbaa yow mbaa jàmm nga naka matinal bi sant rek maa ngi nuyu sama naataango yi Malick Chérif Marcel Fatou Kiné nuyu Oumy Samb également nuyu mbokku téléspectateurs yi télévision Futurs Médias. ay Cheikh yëglekaay li ñu xëyee tey ñu tàmbale ak l'observateur. l'observateur la ñu koy xëyee naata jamono yi nag fi mu nekk nii teg ci bëri itam mi ngi ne combay ci lu ñeel langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal am ñenn ci ñoo xamante ni dañuy bàyyi fa ñu bawoo wala fañ leen xamee woon fekki ñeneen lu ni mel itam l'observateur daal da koy xëy fësal leneen lu mu xëy fësal ba tey ci langue politique bi bokk na ci campagne électorale bi xam nga ne élection yi yegg si na aar Sénégal wàllu ci la jamono nag ñu ngi ne mel ni ñu nekk ci li nga xam ne moom moo di lamb ji ndax xarante bi ak wax ju ñaaw ji nga xam ne itam way politique yi dañu koy yëkkati ci la jamono jàppal ne bari na lool lu ñu koy nemmeeku diwaan bu Tëngéej ak ndaw boo xamante ni nag mi ngi am ci lu tollook fukki at ak ñett moom itam la ñu rek daal di coppi aw jaam boo xamante ni itam dañuy rek di ko càkku di def yëfi saay-saay ak yeneen ñuy xeetoo ginnaaw juróomi at yoo xamante ni réer na mër ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ay waajuram ndaw soose itam mujj naa feeñ lu soxal ba tey li nga xam ne moom moo di jëruñ jile nga xam ne moom la ñu dénk wàllu koom fii ci réew bu Sénégal daal nay addu ci yenn ci ay dëggam yoo xamante ni yëkkati na ko daal di koy jébbal askan wi mu ñeel mbirum koom fii ci réew bu Sénégal ñàkku ne la fay sooxe wala la mu jàpp de li nga xam ne itam avantage moom Abdoulaye Daouda Diallo daal dinay jukki lépp wàllu tàggat yaram itam équipe nationale bu Sénégal Krépin Diatta ci les jamono itam ñu koy xaar ci li nga xam ne nag moom moo di mondial bi mu mën a amal coupe d'Afrique coupe du monde plutôt nga xam ne itam léegi rek ñu daal di amal lu ni mel page 12 bu l'observateur daal day xëy càmbar lu ni mel leneen lu mu càmbar itam bokk na ci yenn ci ay nitili yoo xamante ni moom ki lay nga xam ne moom moo di commissaire Keita mi ngi koy nitili ci ñenn ci ñoo xamante ni dañoo jot rëcc ci kaso bi ginnaaw itam bu ñu leen xañee ngelaw lu féex am na ñenn ci ñoo xamante ni itam nettali na ba ñu rëccee ba nuppi bi ñu leen jàppaatee ngir daal leen indi ci kaso bi kenn koo xamante ni dañ koo fekkoon ak corom loolee nag tëddoon ci loxo bi keneen koo xamante ni itam ñu ngi ko fekk ci baar muy daal di naan li nga xam ne nag moom moo di sàngara naata. ñu dem ci enquête xëy fësal ba tey lu soxal itam ñi nga xam ne ñuy rëcc ci kaso bi mbirum Pape Mamadou Seck moo doon prétexte woo xamante ni daal nañuy waxtaan ci wàllu baax njottu ne am na ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi ci kaso bi ñu jàpp ne mbir ñoomee nag la tax Pape Mamadou Seck daal di rëcc ñoom itam ñu ngi ci ba tax ne itam yoon daal nay ubbi aw l'enquête ci wàll wi moom Ousmane Sonko wi nga xam ne itam yëkkati ay kàddu jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di Mary Teuw Niane naata. le quotidien moom ba tey. le quotidien dikkaat fësal bu baax a baax ci lu soxal campagne électorale yu mel ni itam yenn ci ay kàddu yoo xamante ni moom Amadou Ba mi ngi koy yëkkati ngir daal di jëmmal bu baax a baax yenn ci ay liggéey yoo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal daal na koy teg le Sénégal n'a pas de problème ethnique ci lu ñeel langue politique bi ca diwaan bu Dargé ci itam n'appartient pas à une dynastie lu ni mel la rek daal di xëy fësal maanaam lépp ñëpp la lu ne ku ne mi ngi ci ba tax na itam moom Amadou Ba moom moo yëkkati yooyu le kaddu wàllu wér-gu-yaram docteur yi nga xam ne dénk nañ ko jëruñ jile moom Marie Khemesse daal nay addu ci yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni am na ci wàll wi wala bokk loo xamante ni ñu ngi koy fësal te ku moywul dina mën a naxasaal li nga xam ne nag moom moo di wàllu kër docteur buñ ko xaymaa ci tundu Afrique wala bokk ci àdduna wërgal këpp rawatina réew bu Sénégal. Le Soleil dikkaat ba tey ci général Mamadou Mansour Seck ci lu ñeel wàllu prévention moom itam la mu xamle mu di saa su nekk war nañu ubbi suñu ay gët xool bu baax a baax ngir rek balaa yéey di am ñu mën a artu lu ni mel. la libération Cheikh. libération xëy dikkaat ba tey ci drame bi nga xam ne nag moom moo am ca kër Mbaye Fall aw dal boo xamante ni moom moo daal di daanu xaaji guddi ci aw njaboot moom mi ngi am ci lu tollook juróom-ñeenti at Umu Jàllo lay wuyoo moom nag bi dal bi daanoo ci kawam naata dafa daal di ñàkk bakkanam ci saas yi way juróom yi nga xam ne itam ñoom la nekkaloon foofee nag ci la jamono am nañ ay gaañu yu mitti yoo xamante ni ñàkkul na ñu ngi ci kër docteur bi nga ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu l'observateur programme bu 100 000 logements wi nga xam ne boobaak léegi askan waa ngi ci addu ami jafe-jafe yoo xamante ni nemmeeku nañu ko ci mu ñeel juróom-ñeenti hectares ca diwaan bu Tëngéej la amee yenn ci ay signature yu maître Aïssatou Gueye Diagne ak itam Jean-Paul Sarr ak itam ki nga xam ne moom moo di ainsi que statut de la société loolee itam dañu ko rek daal di coppi ngir mën a amal lu ni mel kenn koo xamante ni itam moom Alioune Dieye lay wuyoo ñu ngi ko arrêté ci cabinet bu maître Ndeye
Aminata Diop ginnaaw itam aw cession wu terrain mu ñeel lu ëpp benn milliard ci suñu ay koppar lu ni mel Libération moom moo ko daal di xëy faram-fàccee ci ñetti ponk. wàllum politique ak yeneen ak tribune. ak tribune la ñu koy dooree lu soxal itam caravane non ak itam li nga xam ne moom moo di troisième mandat xam nga ne boobu ak léegi ñu ngi addu ci wàllu wi moom Bougane Gueye Dany ne du may benn yoon njiit bu réew mi lenn ci loo xamante ni dina mën a tax xelam sax daal di njort li nga xam ne moom moo di ñetteelu mandat fii ci réew bu Sénégal tax na itam boobu ak léegi gis nga ko muy wàcc ci terrain bi tax na Mbàkke ak itam Mbaar ñu daal di dérouler li nga xam ne moom moo di tapis rouge jagleel ko Bougane Gueye Dany boo ko déggee maanaam xàllal nañu ko yoon jox ko nopp itam muy daal di wax ak askan wa nga xam ne itam ñoom ñoo yeewa foofee yeewi wàllu ak itam vol en état en éclat à Pikine la rek daal di xëy fësal Aminata Lo Dieng mi nga xam ne itam daal dinay bàyyi gaal gi mu daal di wéy si loolee itam lay sàkku ci askan wi ñu daal di voter contre l'intercoalition yeewi ak itam wàllu lu ni mel moom la rek tribune daal di xëy fësal keneen koo xamante ni xëy nañ fësal li nga xam ne moom moo di ay cadeau mu di maître Ousmane Seye la mu xam ne mu di député yi dañoo war a mën a auditer li nga xam ne moom moo di seen ay dépenses publiques naata. Walf Quotidien ba tey ci politique. ci politique la daal di xëy fësal mu mel ni nag li nga xam ne nemmeeku nañu ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi mu mel ni njiit mu réew mi ak itam ñi féete ci mouvance présidentielle ci yile jamono itam banque nañ seen ay yoxo di leen xool ndax itam guerre yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci seen biir maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo séq li nga xam ne moom moo di kujje gi naata ñu dem les échos itam xëy fësalaat bu baax a baax lenn ci lettre circulaire bu ñeel contour bu loi bu finance 2023 jëwriñ ji nga xam ne itam moom la ñu ko dénk Abdoulaye Daouda Diallo lay wuyoo ADD mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ministre yi lenn ci loo xamante ni daal dinañ koy toftal daal nay addu ci wàllu bu baax a baax mu ñeel wàllu koom fii ci réew bu Sénégal leneen loo xamante ni les échos xëy na ko fësal bu ñeel wàllu tàggat yaram moom Sadio Mané mi nga xam ne itam teertu nañu ko bu baax a baax xëy fësal itam kii lee nga xam ne xaritam la mu wax ko ci àdduna wërngal këpp rawatina xew-xew bi nga xamoon ne moo amoon ca diwaan bu Maroc rawatina Rabat mu di CAF daal yëkkati ay témoignages teg ci jëmm jilee mu mel ni itam ca équipe ba nga xam ne itam fa la nekk ci la jamono bu yàggul dara daal nañ koy teert bu baax a baax soxna naata laas dikkaat ba tey ci lépp lu soxal artistes yi li nga xam ne nag ci la jamono dañoo rek daal di saisir of nag ñàkkul ne biennale bi yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni nemmeeku nañu ko wala boog loo xamante ni jaaduwul ñu daal di koy amal tax na itam ñoom ñu amal lu ni mel docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye itam kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati jëmale ko docteur fii ci réew bu Sénégal ñu wutali Vox Populi xëy fësal itam ay kàddu ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba ci yenn ci ay bilan ak itam lu Macky Sall daal def ci réew bu Sénégal xëy na ko fësal ngir daal di koy wanaleeg askan wi ñàkkul ne bëgg nañu daal di koy jox bopp ci élection yi nga xam ne itam ñu ngi koy dëkkmal Barth ak itam Sonko yenn ci ay démonstration yoo xamante ni itam ñu ngi koy amal boobu ak léegi mu ñeel campagne électorale élection législative atum 2022 daal dañ koy xëy fësal ci aw nataal naata ñu wutali beneen ab yéen kaay bés bi le jour dikkaat ba tey ci wàllu gestion yu finance ci assemblée nationale mu mel ni itam aw débat dossier woo xamante ni bés bi le jour daal na ko ci def ñàkkul ne lu ni mel lañ bët nañ ko bu baax a baax ci xët wu njëkk wile xëy fësal itam ñi lee nga xam ne ñoom ñoo toogal askan wi fa nga xam ne nag moom moo di ca pencum ndaw réew mi lu ñeel itam cohabitation troisième mandat gàkku baale carte lu ni mel bés bi le jour daal na koy xëy fësal sonaata suuf a itam dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu li nga xam ne nag moom moo di politique wala boog ñii nga xam ne nemmeeku nañ ko xaxarante bi ca diwaan bu Médina ginnaaw meeting woo xamante ni itam ñu ngi ko doon amal foofee tax na itam ñii lee nga xam ne ñoo bokk ci benn parti wi nga xam ne moom la ñu bokk moom Cheikh Ahmed Tidiane Ba Bamba Fall ak itam Seydou Gueye jëruñ ñi nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram daal nay addu ci mbir mi lu soxal itam
législatives yi daal na ci dikkaat bu baax a baax moom source a. le témoin moom ba tey ci élection yi. témoin ba tey ci élection yi ñi nag xàmmee nga seen xar kanam boobaak léegi bi ñu génnee wala bokk bi ñu dajalee li nga xam ne nag moom moo di seen ay bëgg-bëgg ci askan wi ci loolee itam la ñu taxawal li nga xam ne moom moo di seen ab coalition waaye mel ni askan wi fan lañu doon xaar nekkul foofee la ñu àgg muy aar Sénégal mu ñeel li nga xam ne moom moo di une troisième force plutôt faible mu mel ni itam la ñu doon séntu ci moom ak itam taxawaay wi nga xam ne yaakaaroon nañ ne bu ñëwee dina ko am ci langue politique bi du ni mel demeewul noonu témoin dikkaat na ci bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di page 3 ñu utali beneen ab yéeni kaay mu soxal li nga xam ne ba tey langue politique bi fii ci réew bu Sénégal législative fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal une présidentielle avant l'heure la ko rek daal di xëy fësal mu mel ni itam ñi bokk nañ ci ñi nga xam ne njort nañ ne bëgg nañu toog ca fauteuil wi nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Palais Naata Mbaye tàggat yaram xëy fësal ki nga xam ne itam doomu réew bu Sénégal la daal di wax itam li nga xam ne moom moo di mbébétam ci loolee itam addu rek ne xëy na waxtoo moom moo jotagul ngir rek mu mën a daagu bu baax a baax ci équipe nationale Formose Mendy lay wuyoo mu mel ni itam fësal nañu nataalam ci li nga xam ne moom moo di record stade dikkaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di wàllu football fukki at ginnaaw bi ñeel première participation ci li nga xam ne moom moo di JO yi nag ana lan la fukk ak juróom-ñeenti lions yi olympique yi nag daal di doon ci la wàll wi aw laaj la woo xamante ni stade moom moo ko daal di samp naata. nga tëjalee ak sunu lamb la ñu koy jeexalee Zalba mi nga xam ne itam ma ngay dankaafu ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 la ko waral bokk na ci combat yi nga xam ne moom la ñu nam amal juróom-ñaari fan ci weeru août wi nga xam ne itam moom la ñu dëtmal mu nam dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux bu Fass ak itam ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp ci la jamono di dëggal seen bopp lu taw taxam jarte yàkkamti pàcc wu njëkk ñeel li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy fësal ni ko tey léegi ci kanam ñu dikkaat gën ko faram-fàccee baax ko mbokku téléspectateurs. incha allah Cheikh merci beaucoup Cheikh laataa ngay dem indi ñu l'observateur daanaka bëri na yëglekaay sax yu xëyee tey jilee Chérif ci li ñu nemmeeku ci langue politique bi mu yenn ci ay coalition daanaka ay ñetti fan ñeent moom moo des ci législative yi waaye tasaaroo lañ fa gën a nemmeeku am na ñu bàyyeekoo ci seen coalition ba ñu nekkoon di woote ngir ñu voté contre coalition boobu am ñoo ak li ñu ko gisee sànq coalition bunt bi it ca RTS kii taxaw di joxoñ baaram tuuma ka jiite seen liste. waaw muy loo xamante ni mënul bett kenn fii ci Sénégal parce que am na ñoo xamante ni li ñu jàppee politique ak ni ñu koy defee conviction du ci am te bu fekkante ni kon da ngay def politique te amul conviction moom mooy waral yu ni mel ndax wàllu coalition du ay caaxaan je pense que étape yi gënoon a métti bu fekkante ni romb ngeen ko jëm ci wàllu parrainage def seeni liste ba pare ban na ñeenti fan moom moo des ci élection yi nga gis ni géew bi joxee ci wàllu politique day loo xamante ni kon lu yéeme la parce que yaa ngi cité par exemple Union Citoyenne bunt bi ku ne xam na ni gis nga li xew muy loo xamante ne daanaka sànnante xeer temps d'antenne li kaw tax a jóg en réalité mooy ñëw wax sa programme mais bu fekkee ne da nga jël juróomi minutes yoo xamante ni pour xastante la seen biir je pense que manque de respect la sax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a voter parce que li ñu gis ni tey muy Union Citoyenne bunt bi def ko démb ci télévision nationale kenn mësu koo gis parce que quand même comme ni ñu ko waxee gis nañ sax ñu dem ba joxe fa délai boo xamante ne ci lan war a def benn conférence de presse xat sante seen biir alors que li naan le linge sale doit se laver en famille comme ni ñu ko waxee am na loo xamante ni potum biir nekk la war a doon concerne wut Sénégalais yi nga xamante ni quand même ñoom ñoo war a voter bis boobu nag donc lay muy loo xamante nag après les électeurs moom vont quand même juger jour scrutin bi parce que est-ce que am na ñoo xamante ni comme dem goon assemblée nationale am taxawaay bi boo leen yóbbu assemblée nationale kon musiba naaru laay la donc muy loo xamante ni xëy na bu nee ba ca tànneef parce que am na yeneen juróomi mouvement yoo xamante tamit ñi ngi woon ci Union Citoyenne bu tamit ñoom def nañ li naan démission collective te seen démission collective boobu am na ñu nekkoon ci biir coalition bi ñoo xam ne dañ leen a investir woon ñu bokk ci mouvement yi El Hadji Ibrahima Mbow mii tey moom moo nekk moom mooy mandataire bi nekk en même temps tête de liste coalition bi ku ne xam ne ni moom it même Théodore Monteil ci bii la bokkoon ci législature bi passé mais amoon na jafe-jafe en problème déggoo ba fi mu toll mi ngi ci Aar Sénégal donc moom mu àndoon ak ñi nga xamante ni kon moom mooy mouvement yooyu mouvement yi nag am na ci mouvement Saxal Sénégal am na ci mouvement Sunu Sénégal naat am na Liggéey Sénégal Pas-Pas ak parti républicain démocratique ñoo ñëpp ñoom def nañ benn signature collective ne démissionné nañ génn ci li nga xamante ni mooy coalition bi mais comme investir noonu bu na mën assemblée nationale ñu fal leen tamit
démission boobu du tere ñoom ñu nekk ay député coalition de parti liñ ci ñi ngi ciy joxoñ baaraam mu tuuma nag ay yeneen leader et ñi ngi wax naan xëy na balaa élection bi sax di nga gis ay tête de liste yoo xamante ni dinañ dem boo xoolee tamit même naataange askan bi nga xamante ni Cheikh Alassane Sène moo ko jiite même situation boobu la nekkee entre moom mi nga xamante ne mooy Mohamed Diallo ak moom mi nga xamante ne également moom mooy tête de liste ba gisoo ko sax mu campagne demoon na fi au début pour def li nga xamante ne mooy déclaration mais CNRA bi ni tranché ils ont tranché en faveur de Diallo parce que Diallo quand même moom mooy mandataire bi en même temps mooy président parti bi ay parti ci turam lañ demee woon donc muy loo xamante ne ay réeroo yu nemmeeku boo ci raxee doole na gis nga Yewwi Askan Wi également yaa ngi gis Aminata Lo Dieng mi ne nan voté contre moo nga gis Mansour Sy Djamil ak bés du ñàkk également ku nga xamante ci élection locale yi ils étaient avec ñi nga xamante ne moom mooy waa Yewwi Askan Wi donc pëccëxoo googu nemmeeku nan ko lii waral tamit mooy bés bu demee assemblée nationale de gis député yoo xamante ne ab coalition moo leen di yóbbu ñu génn coalition bu dem fekk beneen coalition parce que boobaa tamit mënuñoo ñàkk seen poste député parce que kenn demeewu fa ci turu parti boo xoolee 8 listes yëpp ay coalition la donc député yi bu si buñ demoon ci assemblée nationale tamit lié parti ba lié wu leen parce que du parti moo leen fa yóbbu mais coalition moo leen fa yóbbu lii yëpp nag moo tax ni ñi defee politique en tout cas ci réew mi war nañ koo xoolaat nit ñi di ci demee ak ngëm-ngëm di ci demee ak conviction ak njub parce que tamit bu fekkante ne da nga ne pencum ndaw réew mi la sénégalais yi voté leen ma da ngaa war a wane ay jikko yoo xamante ni quand même dina la mën a wóolu pour yóbbu la assemblée nationale mais bu ngeen demagut di xiiroog ngaayoo moom bu ngeen demee tamit day doy waar bon am na benn coup de cœur nag quand même ma ngi xewee dem ca Ziguinchor mooy débat bi entre Victorine Ndeye ak Guy Marius Sagna bien sûr muy loo xamante ni quand même lu rafetlu la parce que fii Dakar gi jéem nañ ko ba sonn pour am ñi nga xamante ñoo jiite liste yi mais kii kenn bëggut wala am di débattre rek ki nga xamante mooy jëm ci wàllu programme démb à Ziguinchor ñoom dem nañ ci benn rajo locale débattre fa débat boo xamante ni loo ci mën a wax tamit quand même pour une première c'est bien ku nekk ñu wax li nga xamante ni quand même mooy yéene ji Alaaji Malick ndax lii ñu gis ni pëccëxoo bii nii ndax du tey xel tuuti surtout par rapport ak li Ousmane Sonko di wax fan yi yëpp ne dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci opposition bi waaye coalition au pouvoir la ñuy liggéey ndax du tey xel tuuti tam. waaw tey na xel et puis xam nga Sénégal moom bu yeboo ñu jéem a xalaat nan la ñuy définir politique ndax politique dañuy wax c'est l'art de gouverner la cité waaye politique gu Sénégal moom léegi c'est l'art de gouverner ses intérêts. loolu moom moo fi am. beneen bi ci des dañu dem ba li Chérif doon wax léegi muy conviction dafa commencer naax saay ci langue politique bi. tey da ngay dem France ñu ne la gauche la droite le centre mais Sénégal kenn xamul fan lañ ne il y a des barrières idéologiques yu nga xamante ni fi mu ne disparaître na complètement kenn xamatul kan mooy libéral kenn xamatul kan mooy socialiste kenn xamatul kan mooy communiste pëccëxoo bi doy na waar. beneen bi ci des aussi dañuy nekk ci lu may tuddee man un marché de dupe maanaam marché bu nga xam ne ku ne da ngay jéem a nax sa morom. mooy ànd bu sincèreul ànd bu sincèreul du yàgg nit ñi dañuy ànd mais du ñu yéeneente jàmm wala kenn ku ci nekk say intérêt bopp moom moo la tax a ànd ak ki ñeneen ñi boo demee ba gisoo sa bopp ca ànd ba da ngay daal di dem sa yoon pëccëxoo boobu nag tey dafay dem ba dëggal li Ousmane Sonko doon wax ci benn côté parce que lii tey na xel mënoo nekk ci toog ci branche wala toog ci siège ba pare scier la branche c'est pas possible. soit on est opposant soit on est de. mais ça n'a pas commencé maintenant Alaaji Malick doorul léegi te jamono yi c'est dans la même veine que ce qui s'est passé ci élection locale yi. locale yi dañu pare ñenn ñi ci barrière opposition la ñu demee woon mais diggante locale yi ak législative yi changé nañ ci veste ba nekkaat leneen. dem nañu ci majorité bi wala ñu dem feneen donc ça veut dire que gëm-gëm amatu fi. donc politiciens yi dafa mel ni dañuy nax askan bi parce que bu fekkee ni yow l'art de gouverner la cité lañ la wax ngay toogal askan wi di dagaan baatu askan wi intérêt askan bi moom nga war a jiital. mais boo jiitalee sa intérêt moom mooy indi li nga xam ne moom la ñu gis tey même au niveau des coalitions. il y a beaucoup de divergences. maintenant ce qui s'est passé à Buntu bi moom loolu c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. mais élections yi ce sont les élections des inédits. mais c'est inédit li nga fii gis kenn musu koo gis ci àdduna ba élection ba léegi lii ma gis nii ci bunt bi musu ma koo gis bu fekkee ni yow yaay mandataire
yaa xëyti bu fekkee ni jubootuloo ak gars yi nga ni leen bàyyi naa. mais dem toog sa temps d'antenne bi nga war a jël pour campagne temps d'antenne bi nga war a jël pour convaincre askan bi ñu voter la temps d'antenne bi nga war a jël pour défendre sa programme nga jël ko di xas sa tête de liste c'est du n'importe quoi lii aussi kenn xamatul lu mu doon. mais Marcel où sont les valeurs? quoi qu'on puisse dire malgré jeu de dupe bi nga xam ne ñu ngi koy def il faut que ñu taxawaat tam ci maturité bi électorat sénégalais bi am ba bu voté jotee amul kenn koo xam ne mën na leen a nax ci loolu. Bien sûr, l'histoire en tout cas l'histoire bégaye si j'ose l'appeler ainsi ndaxte c'est ça en fait la particularité même du Sénégal en tant que tel réewu Sénégal bi ñuy présenté tey comme un pays démocratique bi nga xamante ne liberté am na fii c'est surtout le peuple qui le reflète te yàgg na ko wane on n'en attend pas moins au soir du 31 juillet 2022 ñu wanewaat li nga xamante ne moom mooy def son exemplarité légendaire ci wàllu boobu gëm naa ne dinañ xëy dem voter ji dans la paix dans la sérénité dans le calme et puis bu ngoonee ñu xam fan la résultat yi di féetoo donc malheureusement day firndeel ne rek qu'au fond ceux qui tiennent même la politique nekk au devant de la scène ñooñu en général du ñoom malheureusement ñoom ñooy refléter l'homo sénégalensis bi nga xamante ne moom day dem di voter ji qui aspire à la paix à la sérénité au calme comme ni ma ko waxee comme malheureusement les prémices de cette 14e législature yàggoon naa ko fi wax ça sent pas bon on pensait à un changement de mentalité de comportement au sein de cette assemblée pour def un petit peu li nga xamante ne moom mooy jéggi 13e législature boobu bi ñu jógee nii ndaxte y a eu tellement de scandales et j'ai besoin de le rappeler mais déjà li nga xamante ne moom mooy li ñu jot a gis avant même liste yi ñu koy dévoiler ak li ñuy jot a gis actuellement en termes de campagne électorale c'est quand même très inquiétant pour la suite donc UC buntu bi moom pour en revenir à ça je pense que finalement nag ku ñu tufli mu tooy un problème de gestion gëm naa ne am na fa dëggantaan ndaxte Chérif moom tey bu fa jógee dem feneen après avoir énormément insisté ci gestion bi tey encore une fois ñëpp tëbandoo ni enfin ñëpp ñu ci ëpp tëbandoo noonu di choisir yeneen camp ça en dit long sur la gestion qui a là-bas et puis coup de cœur comme ni ko Chérif waxee vraiment à Victorine Ndeye et Guy Marius Sagna donc ñu bëri neneen daal que ce fut un débat d'une grande hauteur dans le respect mutuel courtoisie ak li nga xamante ne moom mooy retenu donc vraiment on n'en attend pas moins des politiciens c'est ce qu'on attend vraiment de la classe politique. Absolument. Donc l'espoir est encore permis. boo xoolee sax dund ay politiciens comme on dit voilà. pur politicien yàgguñu ci maanaam yàgguñu trop. bon xanaa Guy Marius Sagna nga xamante ni depuis un certain temps quand même mi ngi commencé di mos ci li naan goût politique à part ki nga xamante ne quand même c'est une révélation muy soxna si nga xamante ni mooy Victorine parce que ci local yi leen ko xam ak ñaagis bi nga xamante ni kon fa la nekkoon maire muy loo xamante ne am solo en tout cas il faut moraliser la vie politique parce que ñi naan politique ak moral ànd loolu ay caaxaan la mën nga politique ba pare ànd ci jikko yu rafet donc bu fekkante nag assemblée nationale dañ faa war a teew war nañ faa teew jikko yoo xamante yu am solo la parce que nit ñi dañ leen di seetaan ay ndaw leen di seetaan bëgg a nekk ci ay royukaay ci ñoom muy problème coalition yi nag moom c'est des problèmes yoo xamante ni gis nga ko nit ñi sax waxatuñu waxu parti politique parce que coalition yi noonu lañ ku nekk da ngay ñëw mais ak la yëkkati am na ñoo xam ne aw tur lañ bëgg ñii alal lañ bëgg wala nangam mais nag ça peut se retourner contre ñi nga xamante ni ñooy jéem a débaucher ñi fi nekk parce que gis nañ ni problème yi leen di indil au niveau local parce que dañoo ñëw fekk fa ñeneen ñoo xamante ni ngi doon xeex ngir parti bi nga bëgg leen a devancer wala nangam même le parti au pouvoir mi ngi ci difficulté dans beaucoup de localités maire yi nga xamante ni bokkuñu woon ci bannière Benno ñu recruter leen indi na ay problème ci base locale yi parce que dañu ñëw bëgg leen a dénk ay comité électoraux et cetera te sur la base nit ñu doon ko nangu mooy wane ay vote sanction ak yooyu yëpp dina ci am assemblée nationale député yi répartition bi naka lay demee Marcel dina ci indiwaat ay leeral ci kanam ci seen rubrique un jour une actu léegi dañuy jàll ci beneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.